xeltu ci 13e numéro ci saison 6 ñu ànd ak yéen tamit tey jii ci beneen kàngam bu réew Mauritanie war a ànd ak yéen waxtaan ak yéen li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu actualité maanaam politique bu réew mi social bu réew mi ak lépp loo xam ni ñu ngi koy yëngal ci biir réew mi. loolu moo waral tax tey jii du ñuy ànd ak sunu réalisatrice Fatimetou Mint Souleymane ak sunu maanaam ingénieur ki fa nekk di Mouhamed Bakar ñoom ñaar ñu ànd ak ñoom ngir ñu jox nu ki nga xam ne mooy sunu invité tey jii portrait ñu dem dellu soit ci plateau bi. seen émission xeltu moo leen dalal beneen kàngam ci fukkeeli émission ak ñett kooku mooy Abdoulaye Matale Wul Salik ñu gën koo xamee ci Vieux Fall mi ngi juddoo ca Sénégal ci bu mu tollee ci njàngum l'école ci la ñu ko delloo si fii mu ànd ak way juróom bu góor ñu dalal ko daaray tut tànkam yàggul dara papaam di delluwaat Sénégal yóbbaalewaat ko mu def fa daaray diggu doomam ba jël fa brevet naka nga xam ne dafa doon xale bu bëggoon yëngu ci wàllu xarala mu génn l'école ñu dalal ko ci daara ji nga xamante ni moom mooy daara bi ñuy jàngee métier mu doon fa def ab soudure naki noonu papaam doon ka nga xamante ni way jur bu njax la foon la ci jabootam daal di ko dugal ci li nga xamante ni moom mooy wàllu métier ndax bëgg ko woon mu bàyyi liggéeyam wala mu bàyyi lépp la nga xamante ni daf ko doon def des di taxawaalu ci la ko dugal ci li nga xamante ni moom mooy daaray métier boobee bi mu ci nekkee ab diir ba am ci xam-xam bu màcc sax ci la dellu siwaat fii ci biir Mauritanie nekk ak moom ci li nga xamante ni moom mooy liggéeyu garage bi muy ànd ak moom ci garage bi di liggéey ak moom ci la jógee sax tey fi tey nekk ab mécanicien bu mag ba nga xamante ni ku ñu ràññee la lool ci biir réew mi ci atum 20juróom-ñeent ci la soobu nag ci li nga xamante ni moom mooy politique bi tàmbali ci parti bi nga xamante ni moom mooy parti bu IRA nekkoon ci ku ñu ràññee lool ci yëngu-yëngu yi nga xamante ni dañu ko doon def fii ci biir réew mi di xeexal li ñuy wax ak yelleefu doomu aadama ci seen yëngu yooyu sax bokk na ci lu ko yóbbee mu tëdd ci ñaari ati kaso ci bi mu génnee ba tey bàyyiwul li nga xamante ni moom mooy taxawaayam ndax dafa jàpp ne ci xeex bi nga xamante ni ci la ñu nekk ci la ñu mën yeewi képp nga xamante ni tey jii yaa ngi ci ndog-ndog waaye képp ka nga xamante ni tey jii yaa ngi ci lënt-lënt mu wéyandi xeexam boobee di ko xeex ba tey fi tey mu doon ko ñu ràññee lool ci fi nga xamante ni moom mooy biir réew mi rawatina ak parti bi nga xamante ni moom mooy parti IRA ba tey ci ndombal tànk yi nga xamante ni am na ko ci biir parti bi jotoon na fi jiite campagne président bi nga xamante ni moom mooy Biram Daoul Abeid ci atum 2014 ca ba ñuy def jongante bi nga xamante ni moom mooy jongante jiitu réew yi fi neewoon moom nag mu doon ko ñu ràññee lool ci sabxa ba mu nekk ndi ko waral nag du lenn lu taxaw ba nga xamante ni taxaw na ko waaye it tànk ba nga xamante ni amal na ko parti bi nga xamante ni moom mooy IRA kooku mooy Vieux Fall doon ki ñu dalal tey jii ci seen émission xeltu. kon mbokku téléspectatrice bu télévision El Mauritania kon nag sunu ganangook Abdoulaye Matala Salik ñu gën ko xam ci Vieux Fall sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Babacar di la nuyu bu baax di la remercier ci invitation bi tey di nuyu téléspectateur ak téléspectatrice su Mauritanie rawatina bu émission xeltu. voilà sëñ bi dégg nga portrait bi je pense que ni portrait bi poccul dara. waaw ma am tuuti rectification yu may def ci portrait bi parce que maa ngi juddoo fii dem Sénégal fii laa defee suma étude fondamentale ñetti at ci école marché soo ko jógee fii nag dem Sénégal ak suma waay jur continuer fa samay étude ba suma 3e année secondaire ci laa soo ko def l'école du métier. voilà très bien ci école de métier boobu nga def ci la ñuy ñëw ci sa vie professionnelle lan moo tax Vieux Fall dagg njàngam nga teel partir juste que 3e rek nga soobu ci métier bi lan moo la animé ba nga dagg sa jàng. bon nekkoon naa benn xale boo xam ni bu xaw a timide mais bu bëggul woon aussi génn bu bari foo ma fekk dama daan tëju nekk si que ce soit des jeux de capsule wala utiliser des trucs techniques toujours foo ma fekk maa ngi essayer di defar benn affaire di liggéey loo xam ni dafay kii donc loolu moo taxoon sama waajur bu góor gënoon a am réflexion wu
ne kii c'est mieux que mu dem si métier bi parce que ku bëgg domaine métier la. voilà ci loolu est-ce que tey jii fi nga toll fii nii sa âge bi nga toll doo am des fois regret nga ni su ma yëgoon ma wëyal jàng bi parce que xale bu nekk su màggee dana rëccu wala wala c'est-à-dire que dana rëccu daal wala mu am loo xam ni xëy na dana ko yëg ci boppam que nii lii waroon naa ko def bàyyi naa ko te xëy na su ma ko defoon lii moo gën est-ce que amoo ci rëccu. Effectivement am njàng moom képp ku ko bàyyi di nga si am regret parce que nekkoon naa aussi un élève vraiment brillant aimé par ses enseignants kooku yàlla mayoon na ma ko amoon des responsabilités au niveau de l'école peut-être samay promotionnaire bu ñu seetaanee émission bi dinañ xam bu baax seede li ma lay wax mais moo tax toujours si sensibilisation bi ma am ak si lutte bi may def toujours damay conseiller nit ñi di leen conscientiser surtout si xale yi ñu fexe ba xale yi gën a jàng. est-ce que tey jii loolu nga xam ni ñàkkoon nga ko tey jii yaa ngi koy xeex pour sa ay doom jàng bu sore. Évidemment parce que li ma gën a xeex tey li ma gën a amal important man tey si suma àdduna du kër gu rafet du oto bu rafet du leneen mais surtout njàng pour samay doom ndax xam-xam mooy baasu lépp d'abord. waaw xam-xam mooy baasu lépp. voilà sëñ bi léegi du ñuy dugg ci benn aspect boo xam ni dafa am solo lool ci aspect politique lu ñuy dugg soobu ci très rapidement parce que sunu émission tey jii pratiquement mën nañu wax sax ni maanaam 99% yëpp politique lay doon gis nañu ni yaa ngi ci mouvement bu ñuy wax IRA sunu naataango bu ñuy wax parti IRA parce que loolu daan ci dugg ci amagu leen seen récépissé ba nga mën a nekk parti mais yéen mouvement ngeen. ci mouvement boobu lan moo la animé nga dugg ci politique. waaw xam nga mouvement bi ñu koy def c'est lutter pour les droits humains ak yelleefu doomu aadama moo ñu taxoon a jóg si doxalin bi daan nekk si suñu réew mi ñu koy gis ñun ñëpp di si teg bët ñu jóg nag ànd si benn idéologie mooy xeex lépp luy bodditente wala néewal doole wala ak njaam si yi fi newoon ak xeetu racisme. Donc loolu moo ñu animé woon ñu jóg ne réew mi dafa nekk suñu réew ñun ñëpp te ku si nekk war naa jóg bu bay te lii war nañ ko xeex mu jóge fii pour ñu nit ñu am héritage boo xam ne dañ koy bàyyi suñu njaboot mu doon héritage bu rafet pour toute la Mauritanie loolu moo nekkoon objectif u IRA ba mu jógee xëy na nag ñu bari mënuñu woon comprendre départ bi parce que nee nañ nag góom boo ko dee faj da nga koy nettoyer ba mu set doo si am yërmande bomb ko ba mu set soo ko si def yi nga si def pour mais lan moo tax yow soobu woo ci yeneen parti yi nga xam ni ay parti yu mag lañu yoo xam ni am nañu seen ay këyit yu leer nga mën fa engagé wu politiquement lan moo la poussé pour nga dem yow ni da ngay xeex parce que politique bi ngeen ci duggee taxukaay yàgg noonu ngeen soobu ci li nga xam ni mooy xeex ak doomu aadama. Babacar man nekk naa koo xam ni parmi si jeunes yi nga xam ni dama curieux te damay dox man dama mën a gëstu yàlla def na nag politiquement xëy na peut-être ñu bari xamaguñ ko. bi ma nekk Sénégal j'ai été passé par l'école PDS politique donc xam naa luy politique mais li ma gënoon a animé si suma réew parce que gisoon naa tooñ gi bari gisoon naa néewal doole li nga xam ni mooy askanu nit ku ñuul te ma bokk ci bari lool yooyu mënuma ko woon a supporter mënul woon nekk loo xam ni digéré naa ko di dund leneen wala di dund beneen politique di gis même bu ñu la laalul néewal ñu la doole ngay gis ñu koy def sa deret di ko gis ñu koy def sa nit comme yow donc kooku moom mënuma ko woon a supporter loolu moo ma gën a animé gën maa pousse bi ma gisee nag ku mel ni Biram muy un ami un frère mu taxaw si lutte boobu taxaw ñu bokk idéologie bi ñu waxtaan si ba ma jóg taxaw pour def loolu mais def ko toujours pacifiquement. kon mënuñu jàppee kii di Vieux Fall révolté la bañkat la loolu moo la animé nga dugg tey jii di xeex ak yelleefu doomu aadama. dafa bokk ci sama nature ku ma xamul day wax dafa dëgër bopp mais non bañ dafa bokk sama nature parce que man kenn du ma not kenn du ma teg leen loo xam ni jaaduwul doon naa nag doomu aadama bu woyof bu wàcc pour bépp doomu aadama mag ak ndaw mais nag am na foo xam boo ma fa bëggee àgg rek wala nga àgg fa sama doomu aadama nga jot sama jikko nu mu gën a gaawe donc révolte moom dama see juddu mu doon nag loo xam dama ko donn ci ay waajur ci ay maam. est-ce que tey jii amoo réccu boo xam ni daa koy faral di regretter ci sóobu bi nga sóobu ak mouvement IRA. non contraire parce que damay gën a am contentement parce que boni même bu dee quelques personnes yoo xam ni toog nañ ci waxtaan ak man ma formé leen man en tant que président IRA Sabkha
waxtaan ak ñoom gindi si ñoom am lu ma def si ñoom ñu xam la ñuy xeex lan la parce que aussi c'est très important que doomu aadama buy jóg aussi si li muy jóg mu xam lan la li muy défendre mu xam lan la ak fan la koy teg ak nu mu koy defee ak ban anam loolu aussi c'est très important de contraire damay wax ni yéex nañu ñun jóg man ak suma naataango yi ma àndal ku mel ni Biram Daabé it Kumba Daadak et les autres yéex nañu jóg pour taxawal lu demee nii jóg nag pour xeex ko pour toute la population mauritanienne. Alors démb ce président Biram Daabé a été reçu par le président de la République muy deuxième fois bu ma koy recevoir alors ci biir audience boobu lan moo ci génn lan la ñu waxante ñoom ñaar. parce que après automatiquement bi mu génnee foofu def na conférence de presse démb ci ngoon. doon wax audience bi nga xam ni am na ko ak njiitu réew mi est-ce que mënuñ si dellu sil en tant que cadre membre du bureau exécutif. waaw damay rafetlu d'abord di féliciter le président Al Ghazouani quand même sur l'acte et l'ouverture bi nga xam ni defal na ko l'opposition parce que réew dañ koy pencoo xam nga nag en Mauritanie dafa xaw a difficile si dégg-dégginu doomu aadama yi. Que boo nee je remercie le président wala maa ngi koy féliciter ñi gisee ko neneen non un président c'est notre président comme ni ñu koy waxee ci wolof ku yenu sap layu doo ko teqatal mu daanu. et puis ku def lu baax ñu wax ko ku def lu baax aussi ñu wax ko. de toute façon mais apprécier gu ñu lenn mais dañuy apprécier de ce fait que moom accepté na di pencoo réew mi ak ñi nga xam ni ñoom ñooy ko jege kooku acte bu rafet la acte bu noble la li fa président Biram jëlee. mooy comme d'habitude li mu wax d'abord ci conférence de presse bi de ce fait que ñu waxtaanee ci tolluwaayu réew mi waxtaanee ci situation réew mi ak justice bi parce que ñun aussi lu dul dëgg bëgguñu ko dox parce que dégg ngeen ko ci kii bi ñun amuñu noonu li ñu xam mooy réew mi ak ku bëgg a def lu àndut ak doxalinu réew mi ci lu baax ki bëgg a teqale doomi Mauritanie moo xam bu weex wala bu ñuul wala race boo mënti ne parce que ñun ce qui nous intéresse mooy la Mauritanie ak un Mauritanien nekkal Mauritanien ou Mauritanienne si papier bi ak foo mënti jógee loolu moo ñu intéressé couleur bi ak ethnique bi race bi intéressé wuñu boo gisee Biram junj na ko si lu bari si conférence de presse bi parce que ñoom waxtaan nañu si loolu ñun àq ak yelleefu doomu aadama yi moo ñu amal njariñ que Mauritanien bu ne bu ñu sañoon bu toogee biir Mauritanie si réewam sentir que ni mi ngi si réewam lii àq ak yelleefam lii méritam mu jot ko lii moom mooy lit bi gën a am important ñu gën a focaliser wu nag aussi ci esclavage bi nit ñi di bañ te mu am bu baax may wax nag ci ngóoru Ghazouani bii aussi ñu gis ci ay cas esclavage yoo xam ni on le lit te ba léegi yoon dox ci lim ci war a dox parce que gis nañu kaaw Lale Mega gis nañ fi d'autres là de trucs gis nañ fi des viols yi nga xam ni ba léegi mu jëgul fenn. est-ce que tey jii li ñu leen di jamee souvent parce que du ñuy wax waa IRA. benn politique ngeen am benn discours ngeen am discours esclavage kese ngeen am politiquement nga baal ma ci terme bi vous êtes nul loolu ñuy wax du man maa ko wax Babacar Naam mais askan yi nga xam ni di ay politique di leen topp du ñuy wax ne IRA benn discours la am muy discours esclavage est-ce que il n'est pas temps ngeen def une révolution ci seen discours pour mën a porter li ngeen di xeex parce que mën nañu xeex esclavage ci politique mais en changeant aussi le discours parce que toujours foofu ngeen di accentuer. waaw Babacar xam nga nit ñi moom mënoo leen tee wax te man damay wax ni critique est très bon parce que dafay pousser doomu aadama bi mu gën a am jom mais ku xam IRA xam ni muy xeex dafay xam ni esclavage dafa doon pàcc bi gën a am important si li IRA di xeex mais je crois que li ëpp 70% si li ñu régler si des problèmes ce n'est pas un problème d'esclavage mais c'est des problèmes racisme et bu fekkee ni da ngay déglu si discours effectivement les cas d'esclavage clair yi ñu dindi xam nga mënoo ko fàtte kenn mënul bàyyi ki nga xam ni da nga ko fekk ñu jàpp ko si esclavage ak njaam si 21e siècle ñu ne la bu ko wax xëy na wax ko nag dina am ñu muy touché moo tax ñooñu foofu la ñuy mën a point boobu la ñuy gën a mën a jàpp. mais esclavage boobu ngeen di xeex ci benn race rek yéen ngeen ko jël teg ko te pourtant mi ngi gën a garaaw wala ñu koy gis ay cas yu gën a garaaw yooyu ay boddante xeet dem nañu ba gis fi sax ay armeer yoo xam ni armeeru jaam la fii armeeru gor la fii loolu moo gën a garaaw te nit ñi ñuul ñi ñoo koy def su ne koy wala fi alpulaar yi xeet boo dem da nga fay gis loolu pourquoi yéen ngeen accentué wu seen xeex rek ci benn xeet.
malheureusement mooy nit ñi bu ñu bëggee gis lenn rek moom la ñuy gis mais defe naa ni tey dama koy dégg sax di nuyu sama yenn xaritu solinke yi parce que dañ koy wax ñenn ñi dañuy ñëw di ma réclamer carrément que ni non da ngeen a bëgg a jaxase non ñun jaxase taxu ñoo jóg boo xoolee au milieu solinke comme ni ma la ko waxee ak Gidimaxa donc y a IVDS y a Gamanono ñi nga xam ni ñu ngi fi utiliser travail avec nous sur l'esclavage qui est là mu doon lu taxaw ñu siy wax c'est très important parce que poussé nga ma tey ma dellu wax le procureur qui est à Gidimaxa que ne essayer régler les cas d'esclavage te bàyyi yenn facilités yi fa ne avec le préfet parce que ñun on laisse rien du tout de fan yi jàll weer yi jàll ñu ngeek 2 ou 3 dossiers à l'intérieur de Gidimaxa sur le cas d'esclavage bi nga xam ni moom ngay wax donc nit ñi dañu bàyyi di bëgg ko jëlee si naar bu xees nit ku ñuul des trucs comme ça non dépassé nañ ñun milieu boobu ñun waxeetuñu naar bu xees parce que la Mauritanie est la Mauritanie naar bu xees bi ñun ñoo ko gisee naar bu xees mais bu fi jógee dem France wala États-Unis nit ku ñuul ki lañ ko considéré donc nit ku ñuul la comme ñun et on doit les considérer parce que man dañuy wax ni mentalité boobu ñun dépassé nañ ko yàgg na c'est-à-dire que c'est la Mauritanie et dafa am fait yoo xam ni c'est des crimes humanitaires yoo xam ne ñun lañ ko war a dépasser ci jamono ji mu toll à 21e siècle réew mi doon république islamique ñun ñëpp ñu juddu den ay jullit mënuñu toog di woorandoo di julleendoo màggandoo fowandoo nekk ci beneen dundin boo xam ni nit mën a taxaw ci 21e siècle xel mënu ko nangu ne maa moom diw. mais loolu defe naa ni nguur gi ci ay textes def nañ ci jéego bu am solo voté nañ ko Assemblée nationale. et je pense que ni kooku si sunu gannaaw la war a nekk lan ngeen di revendiquer au juste. waaw c'est-à-dire que application bi ngeen di revendiquer. Babacar application mooy lépp bu fekkee ni dañuy wax ci texte ak loi defe naa ni ñeewuñu benn réew ci texte ak loi mais doxalin bi dara amu ci fii doxalinu yaama neex rek moo fi am ce qu'on réclame c'est la justice et on va continuer à réclamer la justice pour toutes les Mauritaniens. Et aujourd'hui avec le nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani am ngeen ci yaakaar yéen par rapport ak ki nga xam ni moom la fi wuutu am ngeen ci yaakaar. Bon sama point de vue man personnel yaakaar moom dama koy daal di teg ci yàlla mais ci jëfam la ñuy compter man ci laay mën a compter mais ci waxam. waxagum na position yoo xam ni mooy position yi ñu ko woo pour jubbanti réew mi position yi ñu ko woo te nee na ci loolu lay tegu ci waxam moom nee na du teg far parlo dafay teg justice li nga xam ni aussi lutter contre. te il a dit ouvertement que ni du impliqué wu ci justice. ci justice voilà et dina lutter contre les diplômes falsifiés et c'est que égalité des chances des Mauritaniens donc foofu lañ ko soxla. bu ko doxee on applaudit. Et alors est-ce que aujourd'hui avec son nouveau gouvernement ni nga ko gisee les ministres yi nga xam ni renouvelé na la confiance ak ñi nga xam ne ñu bees ci ñu ñëw la ci gouvernement bu bees bi am nga ci yaakaar yow. bon bu ma ko jëlee individualité sur les ministres on sait que ce sont des ministres yu na xam comme le premier ministre xam nañ ko fii comme bañkat comme liggéeykat ñafekat comme ñeneen ak ñeneen. donc on sait que c'est un gouvernement technocrate léegi li ci des nag moom mooy ñoom résultat bi ñuy apporter parce que ñun aussi mënuñu taxaw di tàccu nit koo xam ne dafa ko fi dara. alors est-ce que jox na sa président Birame Daabey du benn assurance ci li nga xam ni moom mooy këyit bi nga xam ne yéen a ngi koy xëccu depuis boobu pour ngeen mën a sampal seen parti politique. bon wax na ko jox na ko mais xam nga ñun dañuy am toujours ni ñuy dundee ma ci félicité Birame mën na la seet mais li nga wax ak moom loolu lay jàpp ba gis leneen. li nga wax ak Birame loolu lay téye teg ko côté di la xool ndax di nga ci dox wala doo ci dox loolu aussi lañ soxla ci leader ñun kaddu dañ ko fonk moo tax dañu bëgg ku ñuy waxal nga téye sa kaddu boo waxee sa kaddu nag dañ koy teg parce que xam nga doxal population dafa métti parce que doxaloo sa bopp foofu la différence su foofu la ni ma la koy mën a expliquer leader yu bari di daanoo. et alors que foofu. bari na aussi tamit ñu ko jam moom Birame Daabey parce que am na ñoo xam ne sax ñu ngi koy tuumaal que ni fu mu nekk nii discours am changé na ko te gis nañu ne aussi tamit discours bi changé na ko lan moo waral changement discours Birame depuis un an bi le président Ghazouani toogee ci biir réew mi gis nañu ni beneen Birame la ñu gis quelqu'un koo xam ni ku dal la ku calme la lan moo waral changement boobu. waaw xam nga nit dafay judd di màgg. bi ñuy commencé dama la wax ni
li fi nekkoon il faut mu ñu bomb góom bi pour mën ko. kon moom xam na ni ni mu daan doxalee. yuuxu yeeg xaatar yeeg loolu doxalul réew. xam na ni si réew si dal lan koy jàppee. déedéet Babacar dama ne booy ñëw di faj góom da nga koy nettoyer mënoo ko faj te laalul gën a métti ndaxte boo xoolee départ boobu ñëpp jàmb woon. kon yow da nga jàpp ni show boobu mu doon def. c'était juste pour alerter les gens. du show c'était pour nettoyer ce plaie. que les gens ne voulaient pas toucher on a touché on a pu nettoyer. li nga wax nettoyage boobu mooy show bi rek mooy show bi da daan yuuxu. xaatar fii wane mel na gaynde guy sim la. non donc loolu day wane rek tout simplement que ni show la. non c'est loin de là. show ak ñëw di faj mbir da ngay xool ren bi foofu nga koy fajee ñun on est venu voir fii nit ñi ñemewul woon laal fii yeneen leaders yi ñemewul woon laal te mu doon fii métti te foofu la ñu laal muy base bi foofu la ñu ñëw wokk ko. kon yéen da ngeen laal ba pare léegi moo waral tax tey jii mu calme tey jii. waaw parce que booy faj boo nettoyé faj def si li nga si def da ngay topp traitement bi petit à petit li mu laaj nga koy kii. kon nangu ngeen ni kon war ngeen nangu kon ni fu mu nekk fi ni soppeeku am na. non soppeeku on l'oblige à quiconque kuy diriger la Mauritanie pour que mu teg la Mauritanie sur les rails képp ku mu mënti doon nag ak couleur bu mu mënti doon bu tegee sur la Mauritanie sur les rails on applaudit. kon tey jii yéen a ngi tàcc yéen. non tàccooguñu parce que gisaguñu la war a tax ñu tàccu xam nga des promesses taxul kenn tàccu. mais xam nga sa njiit mosul woon nangu gisante ak njiitu réew mi fi nekkoon. non tey jii mi ngi gis c'est la deuxième fois moo gisante ak njiitu réew mi fi nekk bi ça veut dire que donc am na benn ouverture comme ni nga ko waxee bu am na aussi tamit changement boo xam ne tey jii gis na ko teg ci loxoom moo tax tey jii muy nangu dem palais de la République gisante ak moom. non Babacar ñun mosuñu bañ gisante ak benn njiitu réew ak ku mu mënti doon mais dafa am si ay anam dafa am ci waxin. mais anam da ngay dem gisante ak moom nit ki ba pare nga toog ak moom mën a xam lan. waaw si nit ki lan moo nekk ci gémminam. si nit ki da ngay xeeñtu gémminam. xam nga si nit ki fi jóge mosut a bëgg defe naa gisee ak ñoom xam nga gisee du wax bu ko bëggoon da koy am parce que ñun li ñu soxal nekkuñu fi xëccoo kenn nekkuñu fi indi ay wala beneen affaire li ñu soxal mooy la Mauritanie li ñu soxal mooy peuple Mauritanie dund ci liberté en paix ak stabilité ci biir réew mi donc ko mënoo dox loolu nga ne mooy sa slogan ci loolu moo la tax a jóg nga ne da ngay bañ a gis kii wala kii ku jiite réew mi ñëpp la jiite président Abdoul Aziz bi mu fi nekkee suñu président la ñun ñëpp quel que soit li mu fi def muy li baax ak li baaxul keneen ku ñëw aussi kazalika ba ci Xaswaani bi toog suñu président la donc s'il fait de bon kilifa goo am si da nga koy ñaanal réussite s'il le fait parce que réussite bi mooy suñu réussite ñun ñëpp mais bu échecgee échec gu ñëpp la am na loo xam ni parfois xel sax nangu ko nit ñi koy wax parfois damay wax ni est-ce que ñoom ñi ngi xalaat bu baax si li ñuy wax du Biram du waa Iran musuñu doxee fitna musuñu waxee fitna musuñu ko jëfee musuñu bañ a rencontrer kenn. waaw loolu xëy na tey jii da ngeen sage màgg comme ni nga ko waxee moo waral tax mais fitna moom yàgg ngeen ko indi ci biir réew mi ah kooku il faut nga nangu ko. non Babacar dama koy bañ parce que yàgg ngeen indi fitna tojuñu fi kenn. otoom tuuruñu fi ndoxu benn doomu adama amul kenn ku mën a taxaw ku mënti doon si la Mauritanie je lance un défi. mais fii bu mën a taxaw ne yàqal nañ ko mais fii xam nga yàq du question que ni yéen seen wàll bopp yéen a yàq mais une fois que ngeen indi fitna rek yàq jóg na parce que dana am ñeneen ñu si prox ndoll parce que am na fi ay jamono altine bu jot da ngeen di wàcc ci mbedd mi baare yoon yi indi fii ñi ay fitna toj ñi ñu dugg ci toj kooku suñ ko waxee dañuy wax ni yéen la parce que yéen a yëngal fitna bi. mais Babacar si loolu laa la bëgg a wax. amul benn manifestation wala benn sitting boo xam ni IRA organisé na ko fii ci réewu Mauritanie mu am toj wala mu am kuñ toj ci otoom wala mu am kuñ ci xaañ wala mu am yàq-yàq amul. je défie ñi ko doon def ñan la. amul benn manifestation wala sitting bu ñu organisé. mais ñi ko doon def. amul man fekkee naa ay yàq-yàq. si organisation si seen manifestation yi ngeen daan def altine. ñun ci marché bi fii yëngatu am fii toj am fii yàq am. amul même su fekkee ni du yéen ña fay infiltré wu di ko def kooku seen responsabilité. on est toujours organisé sur nos sittings et les manifestations dañuy am ñu nga xam ni ñoom la ñuy wax les comités de paix ñuy toujours encadré la police mauritanienne nous a jamais encadré ni escorté ñun. mais est-ce que yëngatu boobu ngeen di def est-ce que mën ngeen maîtriser ñiy infiltré wu laa wax foofu il faut que mu leer. moom laa la wax dama ne la je défie même quiconque ici en Mauritanie jëlal directeur général de la sécurité wàcc ci suuf wala les informations amul bi kenn ci ñoom ku la mën a wax ni y a telle marche qui a été fait sur telle date
organisé par IRA bu am yàqu-yàqu wala kii ni un commerçant mais lan moo war sa tëju kaso yow parce que tëj na la fi kaso 2 ans yow ak sa ay naataango ba ñu yóbbu la fi biir moo gën lan moo ko indi. loolu dina ma neex toujours ma wax si en tort si loo xam ne yëguñu ko tinuñu et je parle à la télévision nationale yëguñu ko tinuñu ko le directeur général de la sécurité est là qui était Wilma Gueye qui est devenu le chef état-major des armées avec les enquêteurs qui sont là amul benn preuve bu ñu leen mën a apporter que cette organisation a été faite par l'IRA. Bien sûr on sait enfin que ça a été organisé même par le service de renseignement d'État que le procureur est là ba mu tegee vidéo bi mu doon wax ni les malfaiteurs sont là les malfaiteurs on les a vus parce qu'ils n'ont pas été arrêtés il y a des policiers en civil il y a d'autres et d'autres qui circulaient. Pourquoi partir voir Abdoulaye Matala Salek chez lui à 6 heures du matin le prendre et pour partir voir Diop Ahmed Tidiane chez lui et Jamal et d'autres Balla Touré Moussa Biram. mais pourquoi ci loolu ñu bàyyi ñenn ñi yéen ñu jël leen téye leen ba jéggal leen feneen. Voilà Babacar su ma mënoon a simeeku sur la télévision léegi ma wan la les cicatrices des tortures et les tortionnaires sont continués jusqu'à là sont là en marche parce que ils pouvaient pas nous laisser partir chez nous avec des cicatrices qu'on a déposé une plainte devant le procureur avec des mains saignantes et tout cela qui refuse de prendre cette. tey jii am ngeen ci yaakaar ak nguur gu bees que ni loolu da ngeen koy yeewaat wala da ngeen baale mu dem. du ñu mus a baale certaines choses parce que dañuy lutter c'est pas pour nous ku nangoo xeex nangoo doon sacrifice pour ton pays ñun on est prêt à être les sacrifices pour le changement de notre pays. Ce n'est pas que si on riposte du ñu baale ce n'est pas que du ñu baale pour ñun du ñu baale parce que ces faits ces pratiques-là doivent être arrêtées définitivement dans ce pays. Très bien ñu dugg ci beneen point mooy gis nañu fan yi ci seen mouvement bi IRA su fekkee nii la continuer soo moytul tas la jëm parce que cascade de démission moo ci am ça veut dire que ni dafa mel na lu ñu leen di tuumaal lu ñuy tuumaal seen njiit dafa nekk koo xam ni buur la loolu la teg boppam moom kese mooy doxal moom kese moom mooy wax li mu wax kenn du ko teggi est-ce que ku aspiré jiite réew noonu la war a doxee gis nañu ni ñu bëri sax duñ koy wax ni duñ koy tuumaal di ko wax ni que dictateur la ndax lan ndaxte moom lu muy wax moom rek moom mooy dem gis nañ fii semaine yi ñu génn ñu bëri ñu démissionné ay candidats ñi nga xam ne kon nañu candidat députation candidat à la mairie ñu bëri ñoo xam ne ay cadre lañu yu valable ci seen mouvement boobu ñu démissionné lu tax nennu tout simplement parce que kenn du leen boole ci dara même ay sorties yi Birame di def di ko jénn di dem ci yenn béréb bi du yëgal kenn day xëy suba rek dem ci benn béréb est-ce que tey jii noonu la mouvement di doxee pour être honnête. Babacar foofu wax nga question bu am important bu ma soxal trop sax gis nga man damay wax ni mënuma xeex am réew ci injustice ne sama biir mënuma xeex injustice comme ndax da ngay dégg bu baax li ma la wax. dégg naa bu baax li nga wax. Birame Da lañ ko jiital mais moomul l'organisation IRA il est membre comme tout le monde bu fekkee ni man Birame dafay def loo xam ni ànduma ci man dama ko war a déclarer xeex ko ak moom bu congrès jotee ma samp candidat wala ma samp candidat voté contre lui gis nga y a des choses nit ku bëgg a dem kenn mënu ko téye ku bëgg a dee ak ku bëgg a toxu kenn mënu leen a téye. mais kooku yow xëy na am nga vision boobu nga xalaat boobu mais ñu bëri amuñu xalaat boobu invité naa fii sa naatango boo xam ne def ngeen yéen ñaar kaso muy Pape Diop li ma wax fii keroog mooy tout simplement lu Birame def baax na ça veut dire que genre militant yooyu ak genre cadre yooyu wax dëgg yàlla tey jii waru na ko leen bàyyi sax ñuy imposer wu tey jii ci biir parti politique wala ci benn mouvement parce que nit da nga koy wax dëgg. wax nga sama doomu ndey parce que IRA boole wu ñu ça fait plus que 40 ans qu'on est ensemble mais moom bu waxee noonu xëy na ça engage que lui mais man ce que je sais. mais loolu dafa bari ci seen mouvement bi yéen. waaw mais xam nga man li ma xam ba xam ko. mooy Birame Da mooy suñu leader bu ñu def devant ñu am un mouvement qui s'appelle IRA. ñu koy lutter ñun ñëpp pour faire quelque chose d'importance pour toute la Mauritanie. On a pris Birame on l'a mis devant. Congrès mooy fal congrès mooy dindi. C'est pas obligatoirement que nit ki nga déggoog Birame mais man damay wax ni man Abdoulaye Matala ce qui m'engage Birame
et mon frère mais bu defee lu mu war a def la première chose mooy ma ñëw toog ak Birame wax ak moom. mais est-ce que d'accord nga ci li ma la wax ni cascade d'émission yi nga xam ne am ngeen ko seen biir mouvement boobu que ni li ñu ko wax li ñu koy tuumaal moom la ko ñu bëri di tuumaal est-ce que loolu dëgg la. mais non man mënuma gëm loolu xam nga lu tax mënuma gëm loolu d'une partie. mooy ki nga xam ni da nga nekk dans l'organisation di ko xeex moom laa la wax. bu fekkee ni ki ngay wax ni moom nga jiital muy sa njiit mi ngi def lu dul noonu. mais su nanguwul dégg nag su nanguwul ñu wax ko. est-ce que ñooñu ñoom wax na mën nañ la wax ni gis nañu Birame. mais ñoom en tout cas wax nañu ni li leen tax jénn ci seen mouvement bi. mooy c'est parce que du wax ak kenn décision am da koy jëlal boppam kenn xamul ni dem na fii kenn xamul dem na fële dem nañu ba laal sax ni même suy tukki boppam lay yóbbu mbokk jabaram lay yóbbu loolu même sax su dul sax ñi nga xam ne ñoo démissionné am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ngi koy wax. waaw Babacar xam nga man dama ni kuy tukki mbokkam lay yóbbu mais man Abdoulaye Matal la dépendre ma si Birame pour mu yóbbu ma mais Birame est un militant des droits de l'homme comme man. mais mooy seen kilifa non attends. Il est le président. non defal ndànk il est le président. il doit partager. lan la am lu muy partager. lu muy partager mooy tey jii mouvement yii di dem nii muy yóbbu ay mbokkam yóbbu ay mbokku jabaram comme ñoom ni ñu ko waxee man waxuma ko mais tey jii mën na yóbbu Vieux gannaaw suba mën na yóbbu Pape gannaaw waat suba mën na yóbbu keneen ak keneen. xam nga dafay am man bu dee IRA moo yóbbu kenn ku mu mënti doon mu doon mbokk Birame bu dee IRA moo tànn ay mbokki Birame yóbbu j'en parle bu fekkee ni. organisation bi moo jël mbokk Birame defal ko. non defal naa ko titre yi ñu koy joxe si ban base lañ ko joxe. Babacar si base IRA lañ ko joxe base IRA est-ce que man titre ki ma gis mu dem xaamu sori naa ko Birame xaamu est une militante bi ñu koy jox titre mu doon ni war nañu taxawal benn femme boo xam ni ou bien une représentante des esclaves ñu jël koo xam ni mos na def esclavage dund na ko ñu libéré ko mu nekk ak ñun di xeex bi. mais je crois que nga jël Abdoulaye Matal la yóbbu ko foo xam ni dañuy soxla ku musoon a doon un ancien esclave libéré taxaw mais lan laa fay def xam nga aussi parfois am na discussion yoo xam ni dafa soxla andi jarul wax. kon yow da nga jàpp ni ñi nga xam ni ñoo démissionné dañ ko def parce que dañu bëgg démissionné waaye lu ñuy fondé yëpp ak tuuma yu ñu jël yëpp teg ko ci ko am dara amu ci. non man damay wax ñi démissionné ñoom ñoo xam la leen tax a démissionné. mais wax nañ ko. mooy li ma la wax nii rek waaw mais loo xam nga bu fekkee li nga wax ni man bu fekkee ni samay xarit lañ samay collègues mu doon Xanaana boobu mu doon Marie di Moulay Massoud et Moustapha et tout ça ce sont mes amis ce sont mes collègues ñun bu ñu sañoon kenn du démissionné man la gën a métti que ma gis après loolu dox ngeen ci man la gën a métti que ma gis samay collègues yu ma nekkaloon ñu bokkoon benn lutte ñu continuer di dem seen dem nag ñoom la engagé ñoom ñoo tax li tax ñu dem parce que man defe naa ku si nekk si ñoom jege naa la jege boo xam ni bu fekkoon ni teel nañ ma wax ne am nañu douleur au niveau d'IRA wala am nañu lu leen métti si diggante ak Birame ak des trucs comme ça pourquoi pas on fait la médiation gis nga la lay sal bu fekkee ne am nga loo sentir pour sa morom da nga toog war a toog wax ko mais nag ki bëgg a dem te waxul Babacar dama lay jox anam bu tuuti si seen dem ñoom gisoon teewu ma ak ñoom ba léegi te bu soobee yàlla naa leen gis parce que samay xarit lañ. man mais est-ce que c'est pas trop tard. non non est-ce que doo nangu rek parce que dëgg aussi tamit il faut ngeen accepter ko est-ce que frustration boobu ñoom ñu am du ñàkk daje yi ngeen di daje dans le bureau exécutif parce que IRA su ma gisee ni ngeen di doxalee dafa mel na bureau exécutif si tur kese la nekk. kañ ngeen gëj a daje yéen kañ ngeen gëj a daje pour toog waxtaan def état de lieu toog waxtaan pour xool nan ngeen war a mën a tëralee seen ki ngeen structuré ko kañ yàgg na. non gars yi ñu ngi retrouver on se retrouve des réunions gis nga parfois dafay am réunion yoo xam ni mbas mi ñëw avant mbas mi fekk na ni Birame mi ngi faju ji defe naa mbas mi ngi ko fekk bitim réew. bi mu ñëwee ak léegi si situation mbas mi. ku si nekk si ñun yaa gën a ragal sa morom ki si des Babacar tey maag yow ñu ngi toog ni ñu ngi sol ay masque mbas mi moo ko waral tey koo gis mi ngi mel ni dañ ko solal gafaka mu ngeen àdduna bi ci tukki donc il faut ñu am compréhension situation bu ñëw dañu war a dund adapté wu ak situation boobu man en tant que responsable de cette organisation tey bu ma soxla woon Birame damay jël rendez-vous woo ko à un temps ñu programmé ma ñëw parce que aussi nekkatul moment bi nga xam ni dugg génn bi may nañ nit ñi benn dajaloo bi ak yenn kii loolu xel moo koy may doomu aadama. mais pourtant le président Birame mi ngi jénn di def ay sortem gis nañ ko fi barki démb mu dem fii ci Point Chaud jénn na fi yenn ay sorties. mais est-ce que gisagum nga benn sortie
bi Birame retourné ak léegi bi mbas mi commencé même ak conférence de presse yi muy def ak yéen. salle bi fees na mu daan feese. on limite. mais problème bi soo xasee ba génn ci mbedd mi limité mënutoo ko def. non parce que bi mu demee point chaud comme sabar wu tas y avait beaucoup de monde. bu fekkee ni ñun li ñuy organiser mesure de prévention dara amu fa. mesure de prévention bu fekkee ni li nga xam ni dafay génn moom tombé kook mbedd mi li ñu mën a expliquer nit ñi mooy sensibiliser leen état bi mi ngi teg ay yoon mi ngi wax nit ñi nañ leen sensibiliser nañ wax nit ñi nañ def masque pour masque obligatoirement retrouvailles yi ñu ngi leen di tere. ñu bëri sax neen nu show la doon def parce que njiitu réew mi fi nekkoon dafa jour boobu lañ ko téye yóbbu ko foofu direction sécurité il voulait tout simplement se faire voir xumbal comme ni ngeen ko xamee moom des fois day xumbal day def show ñu bëri neen nu loolu la doon def. c'est pour xam nga ñu bëri bu ñu ko dee wax mooy da ngay am ay rival yu nekk ci sa wet te ñoom toujours dañuy critiquer te ñooñu dama lay féliciter vis-à-vis ñuy mën a critiquer parce que ñuy mën a rectifier parce que benn doomu aadama matul l'œuvre humaine n'est pas parfaite. nit mënul def à 100% lépp loo xam nit ñëpp dañ ciy ànd kooku ñun ñëpp a si am. mais ñun dañuy xool côté positif la ñuy def tey xool critique yi nga xam ni gars yi dañu koy apporter pour lu mu mënti doon si changement ñu mën koo jéem a jubanti parce que aussi noonu la di demee. monsieur Vieux du ñuy ñëw balaa ñu dem si sunu deuxième partie émission ñëw ci benn poñ bu am solo aussi si sa président. laaj naa ko fii benn jour sa benn naatango bu parti mais tegul dara sama loxo lu leer gis nañ fi le journaliste blogueur xanaa bi Diène wax ci moom ci xaalis koppar boo xam ni dañ ko tuumaal ni xanaa bi Diène noonu ni 30 millions la ko l'homme d'affaires bu Amatou joxoon pour yéen prisonniers yi nga xam ni yéen la ñu téye woon ci kaso bi waa Oulad Bled jénn sax ñoom dem fu gën a sore parce que kii 30 millions la wax mais moom ñoom duñu wax ni 57 millions la pour yéen ñi nga xam ni yéen lañu tëjoon kaso 30 millions yooyu 57 millions yooyu bu ci am est-ce que tey jii mën ngeen ci wax dara parce que kuñ ci mën a wax dara tamit yow mi nga xam ne yaa nekkoon kaso mën ngeen ci wax dara. waaw man it ma bëgg lu concret. man ay fausse news souvent yóbbuwuma ndaxte bu amaatu vie Birame Da est là en vie journaliste yi ko wax ñu ngi fi en vie et ce qui est bizarre ni nga ko gisee noonu la ñu ko gisee ñun sur les réseaux sociaux et ak lu ñu xam si ki ñu nekkal quel que soit ce qu'on peut dire à Birame mooy nit la koo xam ni tabe na vis-à-vis à d'autres même avec seen i. mais yàgg nañ ko tuumaal ci loolu ci ay feeru xaalis. am na fi ay jamono yu ñu koy wax 200 waaw xam nga tuuma man bu ma la waxee tuuma yi ñu ma fi tuumaal yëpp mara détaillé si yoo xam ni nii rek lay romb donc ku ñu yàgg tuumaal wala nga xaw a yàgg tuuti si àdduna. kon yow gëm nga ni dara amu ci. non mënu ko maa gëm ni man dara am na c'est parce que mënu ma ko gëm sax xam nga li tax mënu ma ko gëm ndaxte xam naa Birame ak ku mu doon te xam naa ni boo ko laalee si loolu il va te répondre. mais lu tax moom ci conférence de presse am démb dellu si loolu même su fekkee ne journaliste yi posé woon ko question boobu mu leeral li ni mel. ah non man j'espère que bu doon man à sa place au moins lu may wax foofu journaliste bi ko bind wala yenn journalistes yi nga xam ni ñoom intéressé na leen ils n'ont qu'à le poser la question il va répondre parce que xam nga tey nga taxaw ne ma jox nañu Birame 50 millions 57 millions 30 millions jox nañ ko pour yéen ak siwul si yéen Babacar dama lay jox lu tuuti je félicite damay remercier tous les gens d'IRA commençant par Birame mi nekk président di wàcc ci suuf. J'ai fait 2 ans en prison. Mais 2 ans en prison mais sérieusement ñoom ñoo yor suma kër suma ginnaaw il faisait des gestes xëy na mënoo combler geste borom kër gu manqué gu nekkul ci biir këram mais chaque fin du mois quand même il prenait quelque chose de l'amener ça c'est toute l'IRA et amuñu ko il se débrouillait il se battait pour trouver ça pour les familles des détenus et ma leen si remercier agressé nañ fa sama doom daj nañ sama kër guddi fekk sama doom bëgg ko violé teg paaka si fut gi mais xoolal loolu nga dund ko yaa ngi nekk en prison ñu retourné ay samba booy ñëw yoo xamul fu mu jógee bëgg a yàq sa njaboot sa ginnaaw ku ñu doon jigéen kese mais c'est les gens d'IRA ñoom ñoo mujj di monter garde suma kër durant les 2 ans que j'ai fait chaque guddi 2 personnes passent la nuit mais ku mel noonu est-ce que bu ñu la waxoon ni jox nañ ko 100 millions pour moom bu amoon 100 millions j'espère jox la ko bu doon ko bu ñu la nee jox nañ la 100 millions pour mu jox la ko
yow laay delloo question. mais est-ce que jotul mu dindi tuuma moom. occasion bi ma amoon démb conférence de presse mu dindi tuuma parce que nit ki suñ ko tuumaal te nga am njaboot joo xam ne dañ la bëgg njaboot joo xam ne dañ la yëg mais nga dindi tuuma parce que loolu tamit daf ci am solo mais soo nee tekkaaral waxoo loolu tamit que dafa am lu muy junj. ñun si qui ne dit rien consent. non gis nga daan naa ko wax ne ko man si ñi daan conseil Birame ne ko kilifa du bari tontu gis nga Babacar yow sa bopp bu dee bu ñu waxee nga tontu bu dee bu ñu waxee nga tontu bu ñu waxee nga tontu bis bu ñu waxee boo tontu rek ñu ne daan tontu ndax tontu et j'espère que journalistes yi am ngeen si rôle bis bu affaire boobu intéressé journalistes yi je crois qu'ils vont lui poser la question et je sais qu'il va répondre. man li ma mën a assurer mën ak assurer comment dirais-je les auditeurs maanaam les téléspectateurs sax laay wax ak téléspectateurs yi soo xeltu incha allah dinaa invité fii ci plateau bi Birame Dabaye mu ñëw moom ci wàllu boppam mu leeral nu lépp li nga xam ni nekk na ci ndoddam ci ay tuuma mais dafa am émission bi nu muy doxee daanu sax dellu si yeneen question ci fin bi mais dafa am émission bi nu muy demee émission bi nag nu muy demee dafa am partie bu ñuy wax partie Kleenex la léegi nag partie Kleenex boobu dañuy xool ndax sunu invité tey jii mi nga xam ni moom la invité muy Abdallahi Ould Matala dana ko jëriñoo wala du ko jëriñoo ñaari Kleenex la ñuy faral di joxe ñu jox la benn ci sa ndeyjoor jëlaat beneen jox la ko ci sa càmmooñ voilà léegi ñu dem ànd ak waa régie avec ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun sunu réalisatrice Fatimatou Mintou Souleymane kii di Mouhamed Bakar fële ca Inject ñu jox nu sunu premier élément tey jii am na ku nu seeti ku jóge ki nga xam ni mooy sunu invité tey jii yëkkati na ay kaddu yoo xam ni laal na xool doomu aadama ñu dem dellu soit ci plateau bi. ñu ngi dundee ak man wallaahi xëy na amam jotul la mu war a jotee waaye la mu amit fàttewuma ci daa yore këram yore njabootam waaye li mu am akus néew fàttewuma dina ñëw ci man saa bu xëyee dina taal otaam ba ñëw ba ci man la mu amit lu mu néew dina ma ko indil mu bari mu yées dina ma ko indil am na sama yar am na teggin jox na ma sama gëdd musuma jàll baat du ba mu juddoo nag ba léegi ba muy xale itam ba muy tuuti pour foy ak xale musta am ci moom pour xeex yàlla xam na ne kenn musu koo dégg vie ngay xeex xam nga lu mu daan def comme perron capsule yi la daan jël moom la yendoo foyee lii la am ba na mu duggee école ba ni mu jàngee école ba agsi ci Mauritanie histoire musu koo am wallaay metti na ma torop ndax bu ñu jàppee nit ci tooñ ko loo xam ne yëgul tinul yàlla xam na ne bis boobu nga xam ne histoire boobu nga am fii laa yendoo moom muy weeru koor ba ñu fii laa dogoo ci këram ba ñu julli timis ba ju liggéey mu di ma yóbbu fekk mi ngi yore benn oto mi ngi ko doon defar bi ñu ndogoo ba pare ba julli timis ba ñëw fii ñuy attaaye oto bi xam nga ci oto yi nga xam ne bu ñu ko rombee wala laal ko mu soni oto bi soni na ba mu daw wuti ko ba mu génn mu naan ko bi ñuy dem ma ne ko vie nit buy liggéeyi oto boo paree neel borom am su la joxee baax na su la joxul baax na ndax ñaar téeméer nga ñàkk ñaar téeméer moo gën ay fay million te amuloo ko mu ne wallaay man woo naa sax borom waaye daf ma ne dafa nekk ci dëj bi ma xëyee ñu ne ma jàpp nañu ko jabaram téléphoné ma ne kon oto ba la ñu sàcc ma ñëw daw police bi ñu ne ma vie ñëw fi ma dem police ba la ñu ne ma vie ñëw fi ma jaaxle lool xamu fu ma jëm am nañu fukki fan ak juróom yoo xam ne noonu xamuñu vie fu mu ne kenn xamul fu mu ne ku la mën a wax ci noonu ni xam na fu mu ne fenn ku ñu jàpp sa doom di ko étape dina metti ci sa xol waaye noo koy def metti na ci man xat gor moom gor rek la mën a doon fu ma xas ba dem naa fa dee ndax moom doomu réew mi la nag dégg naa ñu ne olof la waaye du olof naara ko jur ndey ci ndey ak ci baay man mi ko jur sama ndey te ne dégg naa itam ñu ne naar la bëgguñu naari xees mu ta bañ naar bu xees ndax man ki ma meññ naar bu xees la ay jarbaatam ay naari xees lañu ay doy bàjjanam ay naari xees lañu kon nag kooku war fur ta bañ naar bu xees te kenn jëkku leen ci réew mi
wax nañ ba bañ koy jugé naan ko Vieux Abdoulaye Seck moom du géwal du tëgg Sénégal la juddoo nag waaye fii la yaroo ñaanal naa ko yàlla yal na ko yàlla may ndam li mu bëgg yal na ko yàlla may defal ko te muy njiglaayam yal na njiglaayam la mu bëgg yal na ko yàlla defal muy njiglaayam. suma yaay la muy yaay bu bëgg doom yaay bu ŋànk doom aussi que toute la famille mën ko xam yaay bu jàmbaar yaay bu ñu mënta fay xam nga Babacar man damay wax ni yàlla daf ma nàkkal parce que daf ma may waajur yu bëgg doom yu am diine mais yu ñu yar ci ngor parce que seen position yëpp mooy gore ba xëy dee bul bëggal kenn dara bul soxlaal kenn dara koy àndal ku le na la war mais bu ko war si loolu la ñu teg yar ñu si la màgg ba nii ma day amul doomu aadama boo xam ni je lance bi may xaleel muy fii muy bitim réew koo xam ne xam na ma ànd naak moom ku mën a taxaw ni Vieux Fall bi war na ma. tey jii sa waajur bu góor dundul ban rëccu ngay ban rëccu ngay am tey jii loo dundul ak moom ci jamono yi. ma amoon waajur bu góor bu bëgg doom trop xam nga musuma fàttaliku fu sama waajur doole Babacar tubaarkalla musuma fàttaliku fu ma samay waajur doole may jéem nag yor ak njaboot tubaarkalla muy njaboot bi jigéen di jéem di teg sama tànk foofu ñu doon teg ñoom seen tànk ak man. Très bien, très bien. Voilà, l'émotion, c'est toujours comme ça, xeltu ñu dem ci deuxième élément bi deuxième élément bi nag lu tax mu neex ma parce que macha allah ressemblance bi am na fi waaye cofeel bi ak tafo bi tamit daf ci am te loolu mooy comme ni ma koy waxee saa su nekk l'originalité de l'émission xeltu ñu dem seetaan ni de notre deuxième élément dellu si plateau bi. pour ngeen laaj ma kan mooy sama papa mooy d'après man damay wax ne mooy papa yu gën ci papa yi comme li ma gis en tant que doomam et mooy nit ko xamante ne bëgg na ñëpp respecté ñëpp teg ñëpp comme boppam teg ñëpp comme doomam teg ñëpp comme famille nit ku baax ku yaatu waaw kooku mooy sama papa ku bëgg nit bëgg askanam ak réewam bu baax. Jour boobu moom métti woon na trop parce que maa ngi ak moom ci kër gi te yëguma ko woon ndax jour bu mu dem nee na ay suba teel la sama yaay yeema mais bàyyi na ba mu dem ba pare balaa sama rakk yi di ko dégg mu yeema mu toogal ma mu ne sa papa de jël si nañ ko mais àndal ak sa xel rek mais quand même métti woon na ci man trop et mais bettuñu woon parce que xam nañu ci politique te gis nañu politique xam nañu lu ciy dem ba dina am ñu la bëgg dina am ñu xam ne dinañu jóg def lu nekk pour ñu daaneel la mais dudu nañ ko métti woon na mais ñu ànd ak yàlla rek jàpp ci xam ne lu mu yàgg-yàgg encore du am benn problème parce que comme que lu muy def pour réew mi la et sunu intérêt ñun ñëpp la ak sunu rakk yi di ñëwaat ak ñun ñi xamante ne ñun ñooy nekk avenir réew bi ëllëg loolu moo tax ñu koy def et ñoom defuñu lu ñaaw waaw lu ma koy wax rek ma gënoon ko encourager et kontaanoon naa trop waaw defe naa c'est la première fois may kontaanee noonu comme jour bu mu ñëw li ma yéene ci moom mooy premièrement yàlla fay ko xolam da su ko yàlla fayee xolam du sonn et deuxièmement bëgg naa yéene lu ma yéene ci moom mooy lu mu yéene ci askan bi waaw yàlla defaral ko lu gën may leen lu ñu bëgg ba àdduna yëpp xam ne lu ñu doon dox ci yoon la et incha allah dinañu xam njëriñu li lan la yéene naa ko moom ñu am ndam ci lu ñuy def ba incha allah mu nekk lu ñuy waxtaanee ëllëg incha allah plat préféré ñaax la suppu kànja ak yaasa
man moom su ma ko bëggee neexal suppu kànja laa koy toggal day kontaan vraiment suppu kànja mooy plat préféré soo ko defaree ba jox ko ataay moom waxtu dara. Voilà, c'est émouvant. C'est ta fille. C'est ma fille. mu doon xam nga baaw man samay doom dañ ma jege. je suis trop proche de mes enfants. parce que noonu la ma sama papa yare aussi ñoom laa dund ak ñoom parce que sama papa dafa ma daan wax ni su may xeex su may bañ lu bari. du pour man mais pour yéen la li sama papa daf ma ko daan yàgg dëggal mu ne bu doon man rek man na maa def lu ne mais tey war na maa garder sama dignité garder lu ne ndax yéen seen dignité yéen donc moom da daan jël toujours mooy waajur bu daan jël dignité am teg ko ci suñu dignité parce que pour moom jomb na def lii jomb na wax lii jomb na mel benn melokaan parce que pour moom lépp lu mu def rek dafay répercuter ci doomam loolu lay yaree ñi ba daf ma daan ubbil ne ma boo gisee walla nga yaakaar ni def naa lu jaaduwul ñëwal toog man sa bàyyi nga wax ak man parce que sa nawle la te aussi ñoom ci yoon boobu laa leen teg tubaarkalla di sant yàlla di ñaan yàlla lafal leen cat ba ci kanam kanam maa ngi jéem daal. Voilà, très bien. di remercier nag aussi madame parce que quel que soit ñun góor ñi dañuy génn. on part chercher. mais jigéen ñi ngay dëj ci kër. mu mën a dégg sa kàddu mën na yaral sa njaboot sa ginnaaw selon ni nga ko bëggee aussi kooku kenn ko jar kenn du moom. ñu dem ci sunu troisième élément ku la jege la aussi ñu dem seeti kan la. wax dëgg doomu réew mi la réew mi war na ko xamal dara war na ko teral te lii muy def nii ngir réew mi la ngir ñëpp la te loo xam ne daf ko choisir te du moom kese la ñëpp la ku nekk da nga am droit choisir loo bëgg moom bëgg na affaire politique dugg na ci te dem na ci ngir ñëpp ngir askan bi ngir réew mi def na lu baax choisir na moom li mu choisir lu baax la loo xam ne lu ko doy la te mi ngi ciy dem ma li ñu ko ñaan yàlla def ko ci ndam incha allah benn gaa macha allah suñu waajur yar nañ ñu mag la rakk la macha allah moom day mag boo xamante ni bëggul sonal nii rak nii mag nii macha allah ba tabarakallah kenn nu ma mënti doon respecté na rak respecté na mag alhamdulilah yàlla def na alhamdulilah amuñu benn problème suñu diggante ku mag la rakk la moom respecté nañ ñun tamit respecté nañ ko macha allah ma li fa tabarakallah amuñu problème suñu diggante xam jin mu laan chak duñ ko sant suñu borom te sant ma li suñu waajur mi nga xam ne noonu lañ ñu yaree macha allah mag bu baax la am yërmande ci ay rakam buggal ay rakam lu baax bëggal ko boppam bëggal ko njabootam bëggal ko ñëpp askan bi bëggal ko dul lu baax nit ki ñun ñu bëggaluñu ko dul lu baax wallahi yàlla na ko yàlla defal ndam ci li mu bëgg loolu la ñaan suñu borom yàlla defal ko ci ndam defal ko ci mali sutura ak sa teranga incha allah te dina sotti day xeex lu baax rek la ñëpp a koy xeex ku nekk da nga am loo bëgg moom li muy xeex daf ko am droit xeex ko ndax doomu réew li la mën na ko xeex war na cee xeex mali kon amuñu ku dul ñun tamit ñu respecté moom li mu bëgg ñu bëggal ko bëggam yàlla na ko yàlla defal ndam defal ko ci jàmm ak salaam sotti mali te xam naa ni deful lu bon deful lu ñaaw lu mu war a def rek la. vraiment muy jigéen ju mën góor aussi xam nga yàlla may na ma damay wax ñetti rakk yu jigéen parce que kenn ki suma rakk bu aussi bu ma jege mooy ku ko gën a mag moom mais moom mi ak suñu caat laa am suñu ma bokkal ndey ak baay. kële sama doomu nijaay la mais kenn mënu ko xam parce que suma yaay ko yar depuis muy xale donc muy sama rakk moom it moom laa tuddee ki doon wax sànq kii turandoom a ngi fa mu doon aussi vraiment jigéen ju mën góor ku jox cër ay magam mais ku jàmbaare féetuñu fu bari su ma leen jigéen ju mën góor mooy jigéen ju bëgg a jàppale ay magam bëgg a taxaw ay càmmiñam taxaw ay waajuram. waaw te loolu lu jafe la en général. ay mag ak rek toppante ba pare juboo boo xam ne complicité la am na bari na mais des fois nga gis si bu ñu nekkee xale ñu raag yu metti mais moom nee na loolu mosul dox ci seen diggante pourquoi parce que ci éducation bi la. waaw non déggoo li ma la wax vraiment boo gisee mère bi sax da ngay xam ni ku taxaw la moom ku regretté mais paa bi aussi moo gënoon kii ñoom quelque soit ce qu'il existe donc j'ai un seul grand frère bu toogee bu ma amee lu may wax war ko kii moom laa koy wax donc ñun noonu la woon quoi ki mag mooy mag rakk mooy rakk
voilà noonu la ñu yare mag mooy mag rakk mooy rakk. rakk mooy rakk ça c'est important ñu dem ci sunu dernier élément kii nag defe naa ni yaay xam na la papa xam na la waaye am na foo xam ni moom toj yi ngeen daan def yéen a ko daan bokk di ko ànd di ko def ñu ànd dem seeti sunu dernier élément. waaw Vieux boo leen ma laajee ci moom tey naa leen sawar di leen wax ci moom parce que je suis vraiment fier ci wax ci moom sama xarit la sama doomu ndey la wax dëgg yàlla te dund nañ lu bëri vraiment wax dëgg yàlla vraiment nit bu baax la et puis qualité am yombul quoi oui vraiment qualité am yombul man de wax dëgg yàlla damay wax rek moo ma gën xool quoi parce que parfois ñuy discuter yenn discussion yi mais moom moo may comprendre tu vois aussi vraiment nitu dëgg la aussi xam nga aussi vraiment sama nit la sama doomu ndey la vraiment aussi bon xam nga ay waa këram bon ñu ma jàppee vraiment je suis content samay waa kër aussi ni ñu ko jàppee aussi noonu la c'est la même chose suñuy soxna aussi xamante ne avant ñu am soxna temps ay tout temps lan mais sant yàlla quoi yàlla na yàlla jëmale xamante bi kanam aussi jàppante bi kanam sama waay la sama lépp la oui loolu laa mën a wax ci moom tey vraiment fii moom sama kër la moom fii moom lu ma fi dogal day dox lu ma fi dogalul moom du dox waaw moom tamit la même chose par la suite la même chose moom aussi noonu lay dundee sama kër vraiment dama koy représenter mën na ma représenter même ci suñuy kër yi noonu la c'est la même chose lu ma wax fii mooy dox te moom tamit lu ma wax sama kër loolu mooy dox. kii mooy Issalumu ñu defandoo tu tànk defandoo yu bari moo jëli soxna si maa jëli soxnaam donc sama turandoo gi daagu foofu këram xëy na malheureusement bu fekkee ni turandoom daagu gu fa mooy yàlla may gu ma doom bu góor mais macha allah tubaarkalla mu doon koo xam ne dund nañu ba sama nit la on a vécu beaucoup de choses ensemble. waaw ñu ànd si lu bëree depuis tout tànk ba ñii tubaarkalla yàlla ñaan yàlla nañu lafal cat comme ni nga ko waxee nag bu ma ñëwee këram je décide même bu jëloon benn décision bu ma ko soxnaam waxee je dis non nii la ñuy def et loolu mooy dem. sérieusement loolu mooy xaritam. voilà léegi nag émission bi jeex na li ñu si desee ñu tënk ko ay simili yu ndaw la mais dafa am poñ boo xam ne bëgg naa ñu laal ko très rapidement pour tëj émission bi tey jii comme ni ma ko waxee sànq ci njëlbeen bi yéen a ngi saluer liggéey bi fi nguur gi commencé teg gis nañu ni sa njiit ak seen mouvement dal ngeen mais alors ci gisante naag njiitu réew mi aussi ñaari yoon loolu yombul woon ak ki fi nekkoon ah est-ce que tey jii suñu leen wooyee dans un gouvernement d'union ubbeeku boo xam ni tey jii da ngeen di dugg pour liggéeyal seen réew Mauritanie est-ce que tey pare ngeen pour participer dans ce gouvernement. Bon foofu nag dinaa la surprendre Babacar parce que ñun on a opté à faire opposition boo opté def opposition et pouvoir du ñu des ennemis nous sommes des adversaires l'opposition un bon opposition mooy kii wax pouvoir bi non fii nga jëm baaxul fii nga bëgg a teg sa tànk baaxul pour que le pouvoir puisse nekk en ligne rôle boobu rôle bu am important la le gouvernement defe naa ni Qazouani dañ ko fal te dañ ko fal mi ngi ànd ak benn coalition dans ce coalition là am na ay cadres am na ay nit yu mu war a mën a jël ci gouvernement am ñu war a mën a liggéeyloo ñu bokk ci réew mi doon doomi réew mi donc arrêtons certaines man damay wax ni bokkul sax ci cër bokkul sax ci nawloo sa morom parce que bu ñu nawloo suñu morom ku ci nekk da nga am parti bi nga bokk te fa nga nekk am na ay responsable mais ñëw dugg du defar liggéey ci réew mi ñu woo leen ni leen ñoo leen ngeen jàpp loolu je pense que nit mi dara gënu ko nopp. waaw ñoo leen ngeen jàpp ñun dañu yaakaar naa jàpp bi gën a am importance yi. bi nu bëgg mooy taxaw nii di ko xool observer li muy liggéey bu bëggee teggi nga ne ko déet du foofu retournel fii la mu doon ci njëriñu askan bi mais bu ñëpp soobee doo defe naa lu baax du am parce que boobaa virgule dafay am. voilà monsieur Fall émission bi jeex na takk su ma loolu doon wax tey jii sa kàddu bu mujj su fekkee da nga am loo xam ne da nga ko doon wax te ma fàtte la ko laaj tey jii ban kàddu lay doon ci benn minute rek. waaw dafay am lu ma amal importance trop parce que mu doon lu fiy jaar démb ak bërki démb fan yi si quai de pêche bi jëm noonu si côte bi que maa ngi gis ni nit ñaa ngi koy bayal di ko seetaan te mu doon lu yàgg ndaxte opportunité defe naa doomu réew moo ko moom balaa kenn waaye réew li koy développé mooy doxandéem buy ñëw jàpp si loolu mooy développé réew benn réew mënta développé si ak ay doom kese mais doomi réew ñooy suqali réew loolu aussi il faut ñu dellu si di woo nag gouvernement bi si situation bi
mais yaakaar parce naa que- ne lépp mi ngi commencé ci jëwriñ ji bu mu fa visité te décidé ànd ak doomu réew mi pour soqali mbir moomu je pense que ni loolu tamit c'est à saluer. waaw loolu c'est à saluer mais aussi du ñëw na rek pour ànd ak doomi réew mi suqali mais nañu dox lii yoon lii yoon mooy li nga xam ne dañ koy tere kenn waru ko def muy kuy doomu réew mi waru ko def waxatuma la nag ki nga xam ni doxa dem la bu ñëw si réew mi gis nga Babacar sentiment dafa warta am te loolu lépp dafa am ay ni ma la ko waxee ay malfaiteurs yu fi nekk yoo xam ni ay gros bonnet lañ gisuñu lu dul seen intérêt wala seen i poste réew mi intéressé wu leen te nag defe naa ni fii waa réew mi nappikat yi si réew mi teg seen tànk teg fa seen xel nit ñi ñoo fa waroon taxaw di leen ko wax mais ñoom bu ñu jógee ñëw taxaw pour fàttali ko ne dañu am njaboot am ay sët yu ñëw te fii ñoom ñuy dundee foofu la ñu war a dundee war nañ leen fee bàyyil beneen réserve boo xam ni sàmmal leen géej gi ñoom it bu ñu ñëwee ñu mën see am seen wàll mais ça c'est un acte très noble et war nañ see jàpp fitna gii nag bëgg a jóg nguur gi nañ war ko na si fay taxaw. war na si taxaw ndaxte kat Sénégal yi Mauritanie Mauritanie Sénégal Mali kazalika parce que ñun ñëpp ñoo bokkoon benn fédération du Mali benn peuple lañu peut-être avec 2 États ou 3 États. très bien très bien vieille émission bi jeex na xeltu mi ngi lay gërëm ban kàddu nga yëkkati jëmale ko ci xeltu. Babacar di la nuyu di la remercier si opportunité bi nga ma may tey jii ma waxtaan ak askan bi ak téléspectateur ak téléspectatrice su xeltu di la gërëm di la remercier di la wax ni émission bi émission la bu xam ni ñu ngi koy suivre bu baax ndax yaa ngi nag bay sa waar parce que nekk si askan du si askan wi laa bokk mais jéem a def lu yokk askan bi mooy tax te vraiment yaa ngi bay sa waar lool si askan wolof di leen wax nag ñoom it nañu di suivre xeltu te xam ni seen émission la te gën a jokk si émission boobu te jéem a xool nañ ko gën a taxawalee mu yokk mais Babacar man ala kulli xaalin li ma lay mën a wax mooy jërëjëf et fi nga teg sa tànk foofu la te ba ko teggeeti doon la ñaan nag tuuti Babacar mu doon lu ma amal importance muy message bi mu bëgg a jàllale pour nit ñi xam ni ñun organisation IRA parti politique bi mooy RAC te defe naa ni bu fekkoon ni gis nañu des hommes politiques sûrs yu am destiné bu baax pour réew mi on n'engagera jamais sur la politique te gis nañ ni politique ak droits humains ñoo ànd ndaxte pour doxal pratiquer il faut nga nekk si dans l'exécutif di xamal nag di lancer doomi réew mi ak waa réew mi que ni ñun xamuñu naar bu xees xamuñu pulaar xamuñu bambara xamuñu xartaani xamuñu wolof xamuñu solinke li ñu xam mooy un Mauritanien tout court xamuñu waasu xamuñu askan. très bien merci beaucoup Abdallahi Matala Salek ñu gën ko xam ci Vieux Fall di la gërëm di la sant bu baax a baax ci lépp li nga xam ni laaj naa ko nga tontu ko nangu tamit sunu invité tey jii di 13e numéro xeltu ci saison 6 yéen tamit que jërë ngeen jëf yéen mbokku téléspectateurs yi nga xam ne yéen a àndoon ak ñun ci seen émission xeltu di gërëm di sant baax cadrage Chérif Ahmed Mouhamed mi nga xam ni moo àndoon ak ñun tey jii réalisatrice di Fatimetou Mintou Souleymane di ko jaajëfal bu baax Naha moo nekkoon fële ca son ki nga xam ne mooy Tijani nekk son ca kaw régie Mouhamed Bakar nekkoon ki nga xam ne woon gunge woon ci wàllu inject di ko jaajëfal bu baax waaye un grand merci à Mouhamed Lemine Diallo mi nga xam ni moo ñuy gunge jàppale nu ci montage bi ba lépp yem leen jox daje incha allah naka samedi bi ci beneen émission xeltu yal na yàlla def jàmm ci biir mi yàlla muccal leen muccal nu digg na ci géej xewal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.